ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne nii yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo man ak sama soxna benn nationalité lañu yor muy nationalité sénégalaise bu fekkee ni suñu doom bi juddoo biir Sénégal du sénégalais nañu nguurub Sénégal wax ban nationalité la doon. kàddu yi nag mi ngi tukkee ci suñu benn compatriote sénégalais buy wuyoo ci turu François Mendy xamuñu ko musuñu ko teg bët mais dañu gis kaawam ci net bi mu interpellé ñu. parce que fii ci Sénégal dañ fiy gis ay mbir yoo xamante nii duñ ci wax souvent mais bu ñu moywul mën na yàq réew mi xaajale sénégalais yi nga xamante ne nii bokkuñu waaso wala bokkuñu diine ñun en tout cas li ñu concerné duñu mës a tàyyi di wax ci mbir yu ñu mel parce que. balaa ñuy wax développement balaa ñuy wax émergence il faut que ñu am li ñuy woowee stabilité sociale maanaam sénégalais yépp moo xam fu ñu mënti bokk ñu mën a dund nekk ci jàmm ak salaam mu am nag ay mbir yoo xamante nii mi ngi xew ci biir réew mi depuis un certain temps te bu ñu moywul rek mën na yàq li nga xamante ni mooy suñu vie sociale maanaam suñu nekkin te il faut que ñu wax ci nag moo tax tey ñuy wax kaaw benn sénégalais buy wuyu ci turu François Mendy bi nga xamante ne nii dañu bañ ne duñu jox doomam këyitam parce que santam day nduroog santu ku sookee ko réew bi di Guinée-Bissau alors que moom sénégalais la jabaram sénégalaise la amuñu beneen nationalité budul nationalité sénégalaise mu nekk loo xamante nii nag mënuñu ko dippee lu dul scandale moo tax ci vidéo bi da leen di expliquer d'abord histoire bi naka la demee exactement laata ñun ñuy ñëw di ci def suñu jàngat suñu analyse. bisu alxamis ñetti fan ci weeru octobre François Mendy dafa xëyoon dem wuti carte d'identité nationale doomam bi nga xamante nii juróomi at la am mu dem ci direction de l'automatisation du fichier muy DAF bi nga xam ne moo nekk plateau bi mu yegsee nag policiers yi xamal ko ni dépôt demande carte d'identité yi defeetuñ ko foofu ñu yabal ko fi nga xam ni mooy cité de la police bi nekk Médina bi mu demee foofu ñooñu itam yabal ko commissariat de police bu Rebeuss mais taxul mu découragé mu dem ci commissariat de police bu Rebeuss fekk fa ab agent de police expliqué ko lan moo sabab ñëwam ci bërëb boobee agent de police bi laaj ko extrait de naissance doomam maanaam këyitu juddu doomam bu góor bi nga xam ne moom la ñu war a wutal këyit ak moom photocopie carte d'identité am mu génne lépp jox ko mais bi nga ko joxee agent de police bi ne ko carte d'identité bi mu bëgg mënul nekk mu laaj ko lan moo tax mënu ko nii lay demee. mais moom comprendre lan moo tax ñu bañal ko dépôt dossier boobu noonu mu insister pour que agent de police bi expliquer ko lan moo waral loolee mu ne ko parce que sant bii di sant Mendy ab sant la boo xamante ni dafa bokk ci yu bàyyeekoo bitim réew te pour que sa doom am carte d'identité nationale foog mu am certificat de nationalité biy dëggal ni effectivement sénégalais la agent bi yamu ci de daf ko ci tegal ni sant yu ci mel ni Diallo Touré Ba Gomis Dacosta Mané ak ay yeneen sant mbir moomee daf leen concerné maanaam pour que ñu am carte nationale d'identité sénégalaise il faut que ñu présenter certificat de nationalité même bu fekkee ni seeni waajur ay sénégalais lañ. léegi ñun nag li ñuy laaj mooy ñun Sénégal ban réew la ñu nekk bu fekkee ni ay sénégalais yi nga xamante ni seeni waajur fii lañ juddoo ci biir réew mi ñu nekk ay sénégalais amuñu droit obtenir am papier sénégalais alors que seen droit la te leen ko war a nangul parce que fii lañ juddoo xamuñu beneen réew bu dul Sénégal dëgg la nag xëy na dina am ay sénégalais yu wax naan c'est normal parce que day tax ñu vérifier ñi nga xam ni ñooy am nationalité sénégalaise alors que duñu ay sénégalais am na ñuy jibal kàddu yooyu noonu mais loolu bu amee ci biir réew bii di Sénégal kan mooy fautif bi kan moo ko waral ñi ko waral du ñenn ñu dul ñi ngànk état du Sénégal parce que bu fekkee ni am na ay nit yu am carte nationale d'identité du Sénégal wala nationalité sénégalaise alors que duñu ay sénégalais parce que dañu corrompre ay agent wu état bi donc bu fekkee ne am na ay problème ci mbir moomee état bi moo ko waral ak agent yi nga xamante ni dañ leen corrompre mais sénégalais yi nga xamante ni Mendy la ñu sant Gomis Diallo Ba Da Silva ñooñu seen yoon nekku ci parce que ci loi wu sénégalaise boo demee ci code de la nationalité sénégalaise dañu ne ci article 5 benn ab doomi aadama sénégalais la bu fekkee ni waajuram bu góor sénégalais la boobu benn la
ñaareel bi ñu ne ab doomi aadama sénégalais la bu fekkee ni waajuram bu jigéen sénégalaise la même bu fekkee ni papaam yorul nationalité sénégalaise wala kenn xamul sax papaam ban nationalité la mais sa yaay bu nekkee sénégalaise kese yow am nga possibilité am nationalité sénégalaise. boo demee ci loi sénégalaise loolu la ñu wax ci mu leer. ba tey ci même code de la nationalité sénégalaise bi ci article 3 bi ñu ne ab xale bu juddoo ci biir réew mi te xamuñu ñan ñooy ay waajuram automatiquement xale boobee sénégalais la. léegi nag ñuy laaj xale boo xamante ni Sénégal la juddoo Kaolack parce que ki mu concerné muy François Mendy doomam bi mu bëggoon wutal kayit mi ngi juddoo Kaolack ci clinique Tidiane Bodian ñu déclaré ko ci mairie bu Kaolack papaam sénégalais la yaayam sénégalaise la et même ay maamam sénégalais lañ fii lañ juddoo ñu ne ko mënoo am papier sénégalais parce que Mendy nga sant mu nekk loo xamante ni scandale la bu kenn mënta natt dayo bi. lan moo tax nag mu nekk scandale parce que beneen sénégalais boo xamante ni Njaay la sant wala Diop wala Sène wala Diouf wala Bodian wala Sané wala Cissé wala beneen sant yi nga xamante ni miin nañ ko ci biir réew mi wala ci réew mi lañ cosaanoo boo demee di wut carte nationale d'identité duñ la laaj certificat de nationalité da ngay présenter seulement extrait de naissance bi maanaam kayitu juddu bi ñu defal la ko rapidement. mais bu fekkee ni da nga am beneen sant boo xamante ni day nduroog sant yi nga xam ne ñoo ne ci yeneen réew dañ la koy bañal te la laaj certificat de nationalité. léegi nag lii yëpp lu mu mën a créer jëmbi jamono maanaam dina am ay sénégalais yoo xamante ni ci biir réew mi lañ juddoo màggee fi jàngee fi te amaana sax mosuñoo génn réew mi mais ñooñee duñu jàppee seen bopp comme ay sénégalais parce que dañuy def li nga xam ni mooy discrimination maanaam boddi wante te loolu li mën a jur dafa bari. li ci njëkk mooy bañante entre sénégalais maanaam nit ki mere réewam parce que considéré wuñ ko ci biir réew mi ndax day am ay yeneen sénégalais yu mel ni moom juddoo ci réew mi comme moom ñu koy traité lu wuuteeg moom traitement bi ñu koy jagleel bu demee ci administration bu sénégalaise. alors que kenn ëppalewul kenn ci réew mi bu ngeen seetloo même chose jamono ji moo xew France problème boobu la ñu am jamono ji dañu am problème social boo xamante ni moo tax bés bu yàlla sàkk nga fay dégg ay njombe ay catastrophe ay attaques ci yenn villes yi parce que dafa am ay français yoo xamante ni seeni waajur Afrique la ñu jógee ñu am ay sant africain mais considéré wuñ leen comme ay français ci biir réew mi. loolu li mu jur mooy dafa am ay population yi nga xamante ni nii dañu mer frustré wu muy ay doomi immigré wala ay sëtu immigré yoo xamante ni fa lañ juddoo dañuy dugg ci ay mbir yoo xamante ni nii daanaka jaarul yoon. te tey ñooñu ñoo nekk ñu ci bari du ñëpp mais ñu ci bari dañu nekk danger pour population bi parce que c'est des gens yoo xamante ni ay frustré lañ dañu mere askanu France parce que considéré wuñ leen ci biir réew mi alors que fa lañ juddoo. parce que dara gënul métti loolu nga juddoo ci réew xamoo beneen réew budul fi nga juddoo te considéré wuñ la comme citoyen loolu li muy provoqué mooy nit ki day révolté wu contre dëkk bi nga xamante ni moom la juddoo te Sénégal bu ñu deful attention ci mbir yi mën na fi am. léegi nag lii yëpp li muy prouvé mooy ñi nga xam ne ñoo ñu jiite maîtriser wuñ situation sociale lu dëkk bi xamuñu société sénégalaise dafa évoluer yamul rek ci autorité yi mais même am na ay sénégalais citoyen lambda yoo xamante ni xamuñ que ni société sénégalaise dafa soppeeku tey Sénégal réew la moo xamante ni li ñuy dippee melting pot moo fi am. parce que réew mi ñetti réew ñoo ko sekk mun nañ sax wax ñeent buñ ci boolee Cap-Vert après am na Guinée-Bissau Guinée Conakry Mali ak Mauritanie. ci dëkk yooyu noonu population yi maanaam askan yi dañuy voyager di déplacer wu di dem ci yeneen réew ñii dañuy jógee ci dëkk bi dem ci beneen réew te dañuy dem sax ba jënd fa ay kër dëkk ci réew yoo xamante ni seeni waajur du fa lañ sokkee ko tey Sénégal mooy cas bi am na fay Guinéen wala ay Cap-Verdien yi nga xamante ne ni dañu ñëwoon implanté wu fi nga xam ne mooy Casamance nga dem Mauritanie mu am ay Mauritaniens yoo xamante ni dañu ñëwoon implanté wu Saint-Louis ba dëkk fa ay Maliens yu ñëwoon implanté wu Tambacounda nga jël guinéen yi nga xam ne ñu ngi sokkeekoo Guinée Conakry ñu ci bari ñëw Dakar pour wut si fi liggéey dem sax ba am fi ay kër mais nit yooyee nga xam ne ñëw nañ Sénégal dëkk fi ba seeni doom juddoo fi mais ñooñu seeni njaboot ñooñu ay sénégalais lañ parce que xamuñu feneen fu dul réew mi ñu ci bari ci ñoom booy seet sax mosuñu dem ci réew yi nga xamante ni seeni parents wala seeni maam fa lañ sokkeekoo parce que ñoom dañu considérer seen bopp comme ay sénégalais te am nañ ci droit parce que ci réew mi lañ juddoo fi lañ màggee fi lañ jàngee fi lañ defee seen lépp. donc loolu il faut que ñu comprendre ko il faut que suñu autorités yi xam loolu réew mi kenn ëppalewu fi kenn tey bu ñu xoolee suñu équipe nationale yi bu mënti doon di nga xam que ni Sénégal melting pot la
di ci gis ku sant Ndiaye ku sant Mendy ku sant Gomis Dalmeida Traoré Sissoko Tavares Diallo Touré bépp sant nga ci gis parce que suñu société moo soppeeku te ñooñee kenn gënu leen nekk sénégalais buñ la sax gënu nekk sénégalais parce que ñoom couleuru réew mi la ñuy défendre il faut que ñu comprendre mbir moomee ëllëg nit ku sant Diallo Pereira Traoré koo xamante ni ay maamam Guinée Conakry lañ jugee wala Guinée Bissau wala Mali ñooñu mën nañ jiite Sénégal ëllëg te am nañ ci droit parce que ci réew mi lañ juddoo màggee fi lañ defee seen lépp xamuñu feneen fudul Sénégal xamuñu beneen réew. léegi nag li ñu mën a retenir ci kaw François Mendy bi mooy suñu autorités yi dañu nekk en retard tardé bi mooy suñu réew sur le plan social dafa am li ñuy woowee reconfiguration expliqué nañ ko sànq. te loolu depuis plus d'un siècle la tey fi jamono toll mënatuñu reconnaître sénégalais ci ab sant mënatul ne parce que am na ay ñu sant Ndiaye ñu sant Seck ñu sant Diop wala Diouf yoo xamante ni ay français lañ. boo leen laajee ban nationalité nga sénégalais la dañ la naan non du ma sénégalais français la parce que juddoowuñ Sénégal mosuñu fi teg seen tànk amuñu nationalité sénégalaise. àdduna moo évolué te li gën a am importance te ñu war ko souligner mooy frontières yi nga xam ne moo existé entre Sénégal Mali Mauritanie Guinée loolu tubaab yee ko fi créé tubaab bi ñoo toog def seen conférence waxtaan def Afrique ay pàcc loolu mi ngi amoon en 1835 France ne maa moom côté bi maa ko àppoo Angleterre ne maa moom fii portugais yi ne ñoo moom lii ku ci nekk jël partie bu la intéressé ci Afrique ñu dagg def seeni frontières tàqali ñu après ñu jël chaque territoire ku ci ne jël dëkk bi nga xam ne moom nga àppoo wutal ko tur tey ay Sénégal ak Mali yi yëpp tur yooyu yëpp tubaab yi ñu ko wutal ñun créé wuñ ko suñu bopp. bu amul woon frontières yooyu noonu amul kenn kuy taxaw naan man sénégalais la Bissau guinéen la malien la wala mauritanien la Afrique benn askan la benn peuple la. malheureusement nag après suñu indépendance dañu continuer ak répartition yi nga xam ne tubaab yeeg fi defoon frontières yi nga xam ne ñoom ñoo ñu ko daggaloon ñu maintenir ko soppiwuñ ci dara. préserver même tour yi nga xamante ni moom lañ jox suñu réew yi soppiwuñ ci dara ñu wëy ak moom loolu moo indi tey suñu tàqalikoo problème yi ñuy jànkoonteel tey yépp ci diggante réew yi nekk Afrique rawatina dëkk yi nga xam ne dañu jegoo bokk même culture muy Sénégal Mali Guinée ba ci sax Gambie bi ak Mauritanie xaajaloo boobu yépp tubaab yee ko waral mais boo xoolee même culture la même peuple bi la te loolu mat na nit ñi bàyyi ko xel mat na citoyens yi nga xamante ni ñoom dañu réere mbir loolee lépp ñu xamal leen ko. donc vidéo bi tey loolu la woon alerter autorités yi rawatina ministère bi nga xamante ni mooy ceytu wàllum biir réew mi ci mesure bi nga xamante ni jël nañ ko te bu ñu moywul mën na jur tàqalikoo ci biir réew mi jur li nga xamante ni mooy frustration ci yenn sénégalais yi nga xamante ni fii lañ juddoo moo xam bépp sant bu ñu mënti am kenn gënu leen nekk sénégalais ci biir réew mi ni nga amee droit lañ fa amee droit donc ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox di daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.